sunukerfm.com. Écoute la CAN du rubrique bu yees tàkk bu leen andil fii ci rajo Sunuker FM. Écoute la CAN ñu jagleel ko mboolem ku sopp tàggat yaram ñu nar leen toppal Coupe d'Afrique des Nations édition 2021 boy xewee fale ci diwaanu Cameroun. moo xam ci wàllu préparation gaynde yu Sénégal seen dundin ci biir tàññaar bi seen wàllu entraînement ak yëngu-yëngu yu ñuy am ci boobule compétition di Coupe d'Afrique des Nations teewlul Écoute de la CAN fii ci Sunuker FM. Sunuker FM pare taxaw temb ngir yeggali seeni gët foo xamante ni télévision du leen ko may waaye ngeen mën ci am dégg-déggin bu leer. Écoute de la CAN fii ci Sunuker FM da nga ñuy teewlu ci www.sunukerfm.com. suñu kër seen kër la ñoo ko bokk. Écoute de la CAN xaar ko bés bi yàlla sàkk 15h30 jàpp 16h ñu faram fàcce leen lépp lu jëm ci yëngu-yëngu gaynde yi ak tañaar bi ak lépp lu ci mënti xew ñu gunge wuti ndam li. Bonjour à tous auditeurs auditrices Sunuker FM comme niñ ko tàmmee di ko defee rek am ci mbégte contentement janowaat ak yéen beneen yoon nag ci seen rubrique Écoute de la CAN ñuy am mbégte say su nekk rek dégtal leen lépp li nga xamante ne mu ngi xewee jamono ji ca diwaanu Cameroun nga xamante ni ñu ngi fay amal la plus prestigieuse des compétitions mooy ne la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021 muy compétition bu mucc ay ba jamono ji tembe nag nga xamante ni daal dinañ koy joué ba ñu ngi toll ci ñetteelu wërngal compétition bi ni mel nag bi la émission ñu daal leen koy jagleel yéen ñi nga xamante ne yes safoo di teewlu seen rajo Sunuker FM nag laataa ñuy tàmbali rek xanaa rek ne leen da ngay def www.sunukerfm.com wala sax nga dem ci Apple Store daal di télécharger li nga xamante ni moom mooy suñu application nuyuwaale mboolem kilifa diine nag kilifa aada yi nga xamante ne ñu ngi nekk ci dëkk bi nag ñi nga xamante ni itam caabi féete na leen ginnaaw rek xanaa ñaanal leen rek yàlla mayat leen seen bopp ba ñu mën a delluwaat ci li nga xamante ne moom mooy seeni njaboot may dalal ki nga xamante ne moom mooy suñu consultant maison comme niñ ko tàmmee rek saa su nekk di Samba Seck coach nuyu naa la. waaw salaamaaleykum Senghor maa ngi lay bëgg bu baax di la ziar di nuyu auditeur ak auditrice su Sunuker FM di nuyu waa Kaolack nangaan yëpp comme ni ma koy waxee chaque jour rek rajo bi dafa nekk rajo boo xam ne ñëpp a koy safoo. ñëpp a koy bëggee di nuyu sama koñ Jalañ koñ bi nga xam ne foofu laa jógee xorom si maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu waa Kaolack yëpp. di nuyu sunu waa famille waa seen famille maa leen nuyu bu baax. di nuyu sama waa Gale. macha allah di nuyu Maye di nuyu Badiane maa ngi koy nuyu bu baax a baax. macha allah di nuyu sama yaay waa kër gi yëpp maa leen di bëgg bu baax di leen ziar. am na solo Badiane ñu ngi lay siyaare waale rek fii ci Sunuker FM nee naa leen la première radio africaine de la Californie dem du côté de Los Angeles comme ni ñu ko waxee rek yaakaar naa ni ma ko prononcé baax na nuyu le grand Ndiawar di ko siyaar bu baax a baax rek Samba sans tarder ñu xuus ci li nga xamante ne moom mooy suñu rubrique Écoute de la CAN comme ni ñu ko tàmmee di ko defee ni ki démb Sénégal mu ngi doon janook dëkk bi ñuy woowee Malawi mu doonoon une rencontre très compliquée ci gaynde yu Sénégal ndax nag efficacité ba nga xamante ne moom lañ tàmm ci gaynde yi gisuñ ko donc muy mbir boo xamante ni tey askan gi yëpp peuple sénégalais bi yëpp ñëpp dañoo taxaw temb rek ne naam est-ce que équipe bi nga xamante ne moom la Aliou Cissé yóbbu dana mën a capable pour dem jëli li nga xamante ne moom mooy ndam li. waaw Senghor da nga ma laaj question boo xam ne yaakaar naa ne sénégalais yëpp moom la ñuy laaj. CAN bi bu mu commencé ba léegi yaakaar naa ne amul benn match boo xam ne génne ko mu nekk match bu yomb waaw muy début compétition bi mu commencé que ce soit muy match yu fi jàll yëpp amul benn match boo xam ne nekk na match bu yomb parce que équipe yëpp ay match calcul lay doon quoi vraiment équipe bi joué na ñaari match joué na ñetti match def nañ suñu première sortie defaat suñu deuxième sortie defaat suñu troisième sortie dekk démb ñu nag Malawi mu nekkoon match bu compliqué parce que ñaari équipe bi dañu indi woon système différent Sénégal dafa tegoon système 4-3-3 classique benn milieu récupérateur ak ñaari milieu offensif kii di coach bi nga xam ne mooy coach Malawi moom dafa ñëw teg 4-3-3 mais ak ñaari milieu récupérateur moom la def benn milieu offensif
ñoom Malawi dañoo indi woon système bi Malawi système bi ñu indi woon mooy ñoom dañuy bëgg Sénégal du jouer comme seen système parce que ñoom seen système Malawi jeu direct la. défense bi mooy jël sànni wala défense bi jël jox militaire bi sànni. Sénégalais yi ñoom dañoo indi woon système boo xam ne système bu ñu naan am njaay joxal job la woon quoi. bal bi dañ koy jëlee si défense bi wala des fois ñu jaalale ko si latéraux yi wala des fois numéro 6 bi ñëw laaj. génnee ko. Malawi xamoon nañ ne jeu boobu noonu waa Sénégal indi woon nekkul jeu bu leen arrangé. dem nañ ba benn instant sax ñoom bëgg nañ imposer seen jeu Sénégal mais Sénégal à chaque fois. bu bëggee dem ba si seen système bi sax dañu mujj a delluwaat si suñu système bi quoi. mais wax dëgg yàlla Malawi joué nañ coup bi quoi parce que yaakaar naa ne ñoom sax loolu lañ bëggoon te am nañ ko. mais li ma jàpp Senghor mooy que ñoom sax joueurs yi sax waxal nañ ko seen biir parce que boo déglu match bi jeexee ñoom ñëpp ku si nekk bi ñu la tàllalee micro ñoom xam nañ ne am na lu des. déjà bu ñuy dégloo capitaine bi moom Koulibaly dafa wax ne foog peuple sénégalais bi gën leen a gëm. nekkaat seen ginnaaw. am na solo am na solo. Aliou Cissé moom tamit dégg nañ lu wax. moom nangu na ne sax 100% li ñu bëgg amaguñ ko. mais comme match par match daal moom loolu la yaakaar mooy gis mooy gagné compétition bi. mooy euphorie bi nga xamante ne maanaam askanu Sénégal bëgg nañ ko gis ci seen équipe bi waaye nag faw rek ñu daal di ci dem ndànk dal ndànk rek ndax nag compétition bi dafa jël benn tournée boo xamante ni dafa compliqué match yi yëpp day compliqué match yi yëpp ay dëgër parce que gis nañ ñi nga xamante ni ñoom la ñuy dippee les grandes nations fii ci Afrique ñoom sax ñu ngi am ay jafe-jafe mu bokk ci Sénégal Algérie Égypte ay ñoom Burkina donc muy ay réew yi nga xamante ni tey jii bu ñëwee rek dañuy jàpp ne ce sont des pays yoo xamante ni ñoom ñooy proposer le beau football le bon football mais nag gis nañ Coupe d'Afrique bi nu mu tuddee match la yoo xamante ni il faut prendre match par match daal di xool mais bu weesoo loolu Samba ñu gis Aliou Cissé mu andi loo xamante ni démb ci milieu terrain bi ñu bëri daal nañ koy ŋàññi ci maanaam ñett ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk moo xam Idrissa Gana Gueye moo xam Nampalys Mendy wala sax kii di Cheikhou Kouyaté mu doon loo xamante ni jàpp nañ ni moo taxoon li ñu animation offensive bi ñu waroon am mu xaw a sooxe. waaw Senghor damay wax ne Aliou Cissé sax yaa ko gën a aay. non Aliou Cissé sax Senghor yaa ko gën a aay. non ñun suñuy gët lañ yor dañuy observer rek. non Senghor li nga gis nii sax moom la tey booy xool ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na si football ñëpp Senghor li nga gis nii idée bi nga partagé ñëpp loolu lañ partagé. nante sax Aliou Cissé système bi nga xam ne teg na ko système bi baax na mais système bu nekk ak joueur yu koy joué. Aliou Cissé foofu dafa def erreur bu mag système bu mu bëggoon joué. tegul joueur offensif yi ko war a joué. maanaam les hommes qu'il faut à la place. qu'il faut. tegul loolu parce que système bi mu teg donte système bi mu teg baax na parce que teg na 4-3-3 la teg benn milieu récupérateur la teg mais milieu offensif yi muy teg. ñooñu nekkul loolu mooy seen rôle. déjà système boobu noonu Aliou Cissé bu ko bëggoon réussir à 100%. dafa waroon indi ki nga xam ne mooy Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr dafa waroon ñëw jouer. waaw ak Pape Gueye mi nga xam ne Pape Gueye dugam bi sax am na solo trop trop. mais surtout Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr système bii nii footballam day feeñ. parce que moom milieu offensif la ba pare moom day sortie de ballon bi dafa baax trop. et puis mën na créer surnombre. non mën na créer surnombre parce que boo xoolee match dem bi ni mu compliqué ak amoon ku ci mel ni Pape Matar Sarr nga xamante ne qualité de pied xam nañ ko. donc frappe loolu tey mënoon nañ cee génnee lu bëri parce que gis nañ équipe Sénégal dañ bëggoon au moins dem defar construire ba ci camp Malawi pour que ñu mën a am dara. mais ñu gis que ni ki nga xamante ne Pape Matar bu ñu ko amoon sax wala Pape Gueye bu ñu ko teeloon am dana xaw a. soo xoolee Senghor. système bi gis nga diggante axe bi. ak milieu défensif bi foofu mu ngi dox nice parce que boo xoolee axe bi heure bu déggee bal bi rek Nampalys Mendy day ñëw jël si ko. mais léegi Nampalys Mendy bu ko jëlsee pour mu génnee ko si milieu terrain bi yóbbu ko si troisième tiers bi. foofu la problème bi nekk parce que joueurs yi fa nekkoon ñooñu ay numéro 6 lañ. wallaay Gana Gueye numéro 6 la. boo xoolee Cheikhou Kouyaté numéro 6 la kon déjà système boobu Aliou Cissé da ko joueurs yi daf ko raté. bu indi woon Pape Matar Sarr liaison bi dana gën a mën a gaaw mais foofu Aliou Cissé dafa nelaw dëgg foofu dafa nelaw. Aliou dafa nelaw espérons que dana yeewu rek ci match yu njëm parce que match yu am solo lay doon ndax 8e de finale yi moom dóor mu toog la donc foofu rek ñu gën a xoolaat li nga xamante ne moom mooy taxawaay ngir yéen ñi nga xamante ni tamit bëgg ngeen participer ci bile rubrique nag da ngay def 76 591 94 82 76 591 94 82 wala nga def 33 936 33 33 936 33 33 nga daal di dugg rek daal di waxtaan ak ñun ci li nga xamante ne moom mooy gaynde yu Sénégal Samba ma bëggoon au moins ñu aborder benn point mooy le cas Idrissa Gana Gueye
Idy Gueye mu ngi Paris Saint-Germain naam saison bi xawoon na compliqué ci début bi ci moom parce que Paris li mu recruter dafa bëri ñuy naan ndax dana am place titulaire ndax dana bokk ci effectif bi ndax dana am place am ñu gis Idy mu wone xarañteef boo xamante ni tey ji Sénégal yëpp a koy naw ci loolu ba mu réussir imposé wu ci 11 kii di Pochettino tey ji ñu gis Idrissa Gana Gueye ci Coupe d'Afrique bi mu xaw a wuute lool ak Idrissa Gana Gueye ma nga xamante ne moom lañ tàmm di suivre ci Paris du côté de Paris Saint-Germain est-ce que loolu tamit ci positionnement bi la wala dafa am lu nga xamante ne da ko àndaale wala xam je sais pas parce que Idy Gueye ni ma ko gisee ba léegi man du Idy ma nga xamante ne moom laa xam. Senghor c'est que gis nga da nga wax benn wax bu am solo xam nga joueur bu nekk ak position boo ko mën a teg pour mu indil la rendement bi nga bëgg. Aliou Cissé dal na ko sax si Sadio Mané. boo xoolee ni muy utiliser xam nga mun nga am ay joueurs yu baax. am ay joueurs de qualité. mais ni ngi leen di utiliser mooy problème bi. foofu la problème bi nekk. comme tey mu nga dem marché ndugg ceeb ndugg ay affaires yu baax jënd affaire yu baax. mais heure bu ku si nekk ak fi nga xam ne foofu la war a dem. foofu nag lay Aliou Cissé di nelawee. mooy li ñuy wax ci togg baaral gi. voilà moment bi ngay nokkos ak moment bi ngay tëmbal li nga xamante ne moom mooy légumes yi. foofu nag lay gars yi bëri di naan Aliou Cissé xam coach bi foofu lay feeñee. parce que boo xoolee coach bi nga xam ne mooy coach Paris bi ni muy utiliser Idrissa Gana Gueye ak Aliou Cissé ni mu koy utiliser du nekkul benn position foofu mu koy teg du position am quoi. du position mu ngi noonu ab second laa toogal nag. maa ngi tudd ay affaire de baaral ak yooyu noonu xam naa nag tam xelam dem ci li nga xamante ne moom mooy lekk gi waaye nag Samba nga wax lu am solo muy taxawaayu Idrissa Gana Gueye donc muy loo xamante je pense que Aliou dana revoiraat li nga xamante ne moom mooy compartiment wu équipe bi ndax gis nañ ci biir groupe bi ñu ngi am benn vie bu rafet ci tanière bi ñëpp a ngi waxtaan gis nañ sax ci benn vidéo Cheikhou Kouyaté muy ñaax ñi nga xamante ne joueurs yi ne leen ñun ñi nga xamante ne ñun la yàlla def ñu mën a participer ci li nga xamante ne moom mooy Coupe d'Afrique bi ñun dañ war a joxe lépp lu ñu am donc muy ay message fort yoo xamante ne tey jii képp kuy joueur nga nekk ci biir tanière bi ak dundin ba nga xamante ne moom moo fa nekk jàpp nañ ne au moins ci 8e de finale yu ñu dem Sénégal dana wane xar kanam bu rafet. non Senghor li nga wax noonu parce que tey bu ñu wax équipe nationale Sénégal équipe bi kenn du wax ne nekkuñ ci conditions yu baax. à part pays hôte Cameroun Sénégal amul benn équipe bu ko gën a nekk si ay conditions yu baax parce que moyens yëpp jox nañ leen moyens yëpp. c'est clair jox nañ leen moyens ba pare joueurs yi ñu am amul kenn ku ko am. mais lii des mooy engagement bi. parce que fédération wax nañ ni dañoo débloqué lu toll ci 5 milliards. 5 milliards pour que au moins gaynde yi ñu mën leen mettre dans de très bonnes conditions. instant bi kenn waxatul ay final Sénégal dafa war a jël coupe. parce que am nañ lépp lu waral pour ñu jël coupe. macha allah lépp loo xam ne mun na maye pour ñu jël coupe Sénégal am na ko. mais lii des mooy foog ñu engagé wu. ba xam ba pare ñu def seen bopp xam ne football Europe ak football Afrique du benn. déjà climat yi duñ benn. te football Afrique soo ko bëggee gagné engagement moo koy gagné parce que xool nañ match yu fi jaaragum yëpp. équipe yi si ëpp engagement dañ ciy génn. c'est clair match yu fi jaaragum yëpp. da ngay xool démb match Ghana bi. Ghana démb manque d' engagement moo tax ñu koy leen. amuñu engagement. waa Gabon dañoo ñëw gën leen bëgg affaire bi. gën leen bëgg match football loolu kese la football quoi ku la ko gën a bëgg gën la ko gëm rek. mun na am 1000 chance gagné la. sur le football Afrique bi ak nuñ koy gisee donc bu jógee ko ci point boobu rek comme niñ ko tàmmee di def saa su rek nee naa la dañ leen di toppal gaynde yu Sénégal lépp loo xamante ni tey jii rëcc na leen ci match bi wala mu rëcc leen ci seen dundun ci biir tanière bi dañ leen di jox lépp ci kaw noonu rek dañu am élément boo xamante ni dañ koy suivre rek déglu Aliou Cissé la nga xamante ni moom la yëkkati gannaaw bañ tabbee kii di Edouard Mendy ci trophée FIFA The Best muy meilleur gardien trophée ba nga xamante ni day récompenser le meilleur gardien de la saison nag ci àdduna wërngal këpp Aliou Cissé daal di yëkkati ay kaddu ci biir tanière bi ñu déglu ko. C'est une fierté, c'est une première sur le continent africain. Voilà. Donc cela veut dire aujourd'hui que bah oui, on peut être africain et faire partir des meilleurs joueurs de ce monde-là, avoir de meilleurs gardiens de ce monde-là, être capable de rivaliser face à des grandes nations de football. Donc féliciter Edouard, voilà, bravo, parce que c'est ton travail aussi, c'est ton sérieux, c'est ton professionnalisme, parce que ce sont tes ambitions d'abord personnelles. Et cette nomination-là, je pense qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes fiers de ça. Voilà, parce que même si c'est un petit grain de sel, je pense que tes coéquipiers ont contribué à que cela puisse se faire.
Mais il n'y a pas de secret. L'ensemble de la saison que tu as fait, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas volé, c'est mérité. Voilà, maintenant, j'espère que d'autres trophées individuels aussi au sein de notre groupe s'y rajouteront. Mais surtout des trophées collectifs aussi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on parle de trophées individuels, bravo. Mais ces trophées collectifs aussi, on sait que continuer à avoir la CAN et gagner la CAN, nous sommes là pour ça. Et bien sûr... Merci beaucoup. Oui, je dis bien, gagner la CAN. Oui, gagner la CAN, ça c'est notre objectif, nous tous. C'est l'occasion de le répéter encore. Bonne chance encore à toi. Bravo à toi. Voilà. ayca mu ngi noonee mu nekkoon le coach Aliou Cissé ma nga xamante ni daal dinay yëkkati ay kaddu jëmale ko ci Edouard Mendy nga xamante ni moom lañ tàbb rek raaya meilleur gardien du monde nag ci saison bu mucc ayib saison bu am solo ba nga xamante ne nag daal dina koy def ci maanaam équipe am bi di Chelsea donc muy ay mots yoo xamante ni Aliou wax na ko nee na être africain warul mën a xañ nit nga doon li nga doon wala nga am ay ambition te tey Edouard exemple la ci loolu ndax mu ngi nekk fa nga xamante ne moom mooy du côté de Chelsea mu ngi wane boppam ba tax na rek tey jii ñu ngi boole turam ci ñi nga xamante ne ce sont des potentiels gagnants du Ballon d'Or africain mais bu weesoo loolu raaya ba nga xamante ni moom la jël Samba. soo xoolee Edouard Mendy yaakaar naa ne carrière am li ko traversé si carrière am ak carrière am ni nga xam ne noonu la demee. war na mën a lii sax jàngat la pour équipe nationale bi. parce que Edouard Mendy ñun ñëpp xamoon ne demoon na benn instant boo xam ne sax mu ngi doon bëgg a bàyyi football demoon na benn instant nekkoon na ba nekk en chômage. football tutoon defutoon dara demoon na ba benn instant génn woon na xelam sax na ne moom mën na dem ba nekk professionnel. mais loolu mooy wane ne liggéey rek moo am solo. liggéey moo am solo surtout carrière footballistique da jour bi foog nga gëm sa bopp. balaa dara xew ba pare nga liggéey am gëm-gëm am engagement. football engagement kese la ak gëm-gëm. soo ko amee yàlla dalay fay Edouard Mendy loolu la ko yàlla fay. en tout cas loolu la ko yàlla fay parce que boo xoolee au vu de tout son parcours demoon na à un certain moment mu amoon ay pépins physiques ñu naan Edouard ndax dana mën a téye li nga xamante ne moom mooy camp yi ndax Edouard dem ba à un certain moment mu nekk au chômage comme ni nga ko waxee sans club. muy wër mais nag n'empêche moom da koy waxal sa boppam day entraîner jóg chaque jour di entraîner matin midi soir mu nekk ci ba ñu gis que ni Edouard tey bokk na ci 10 meilleurs gardiens yoo xamante ni tey ji wala sax bokk na ci meilleur gardien du monde. instant bi moom la sax. instant bi raaya gi rek wane na ko instant bi moom mooy meilleur gardien. voilà parce que FIFA liñ ko jox nii ñoom dañoo corriger waat seen bopp parce que trophée Yacine bi. moom lañ ko waroon jox. il faut le préciser moom lañ ko waroon jox. Donnarumma moom moo ko jël. gis naa sax suñ benn confrère mu bind ko ne Edouard Mendy prend sa revanche sur Donnarumma. moom moo ko waroon jël sax mais dem nañ ba benn instant xam ne kat ñoom dëgg xëy na defoon nañ erreur mais ñu jox ko bii nii. parce que bii moom tey Edouard Mendy nu mu gagné gars yi dafa garaaw sax. parce que tey boo xoolee coach yu nekk si àdduna bi coach yu mag yëpp dañoo nangu ne waa ji moo nekk numéro 1 instant bi nii. mais li ko may liggéey moo ko may. te boo xoolee nombre de clean sheet yi nga xamante ne def na ko du côté de Chelsea ça montre le grand gardien qu'il est. Ça montre tout son potentiel mais aussi le professionnalisme qu'il met dans le travail avec les séries Aliou wax na ko sànq mais mooy beneen point boo xamante ne Aliou wax na ko muy trophée individuel baax na trop neex na trop mais na ci trophée collectif topp. non parce que Aliou Cissé xam na ne instant bi li koy xaar xam na ko Aliou Cissé yaakaar naa CAN bi lañ ko wax. Aliou Cissé bu jëlul CAN bi njortu nañ ne bu dee jëlu ko yàlla na ko jël parce que ñun ñëpp loolu la ñuy ñaan. mais su dee dafa def échec Aliou Cissé jaru sa muy xaar ñu dàq ko jaru sa muy xaar ñu dàq ko. di rappeler que ni kii di maître Augustin Senghor moom mi nga xamante ne saa su nekk day nekk ci ginnaaw équipe bi le président de la fédération sénégalaise de football était avec les Lions de la Teranga ci li nga xamante ne moom mooy seen dîner boobu nga xamante ne dañ ko defoon en l'honneur de Edouard Mendy ci trophée ba nga xamante ni daal dina koy jël nag muy trophée buy récompenser le meilleur gardien de la saison nag Edouard Mendy di ko féliciter di ko naan tout le peuple sénégalais est fier de toi et nous sommes tous derrière les Lions de la Teranga di leen ñaan rek ndam ci séance yi nga xamante ni ñoom ñoo ci daal di topp bu weesoo loolu Samba dañuy dem ci Coupe d'Afrique bi dans sa globalité ndax gis nañ li nga xamante ne moom mooy premier tour bi deuxième tour bi ba ñi ngi nekk sax
troisième tour nga xamante ni ni ki tey wala suba danañ pare ci wàllu groupe C ak yeneen groupe yi donc muy loo xamante ni tey ji jàngat bi ñu ci def ndax gis nañ am na réew yoo xamante ni déjà que validé nañ li nga xamante ne moom mooy seen ticket qualification donc mooy Sénégal Maroc ak Burkina ak Cameroun ma nga xamante ni moom moo daloo compétition bi Nigéria Gabon donc muy ay réew yoo xamante ni tey bokk nañ ci ñi njëkk a qualifié ci li nga xamante ne moom mooy Coupe d'Afrique bi tey ban jàngat lañ mën a def ci réew yooyu ak ñi nga xamante ne ñoom la ñuy xaar sama. waaw yaakaar naa ne match yu ci des ni sax mooy nekk match yu gën a compliqué match yu gën a métti. gën a décisif parce que boo xoolee tey équipe yëpp premier tour bi jàngal na équipe yu bëri. tax na équipe yu bëri tey même bu ñu amoon adversaire sax di ko xaw a ñàkkal fayda. dinañ ko bàyyi ba pare bu ñu fàttaliku ne premier poule B bi Sénégal mooy premier poule B bi. am nañ njortu ne am nañ yaakaar ne mu ngi war a dajeek meilleur troisième bi. bu groupe A wala groupe C wala groupe D. waaw comme Sénégal moo jël pay moom day resté foofu Bafoussam lay resté. ok donc mu ngi noonu day resté Bafoussam même stade la ñuy daal di téye ba léegi donc suñu naataangoo yi di Guinée ñoom ñooy daal di def déplacement dem fekk ji beneen groupe ca seen stade comme ni nga ko waxee rek parce que day am solo lool ñu daal di koy rappeler ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy teewlu ñu xamee ko noonu ni ki tey nag jàppale ni sax kii di Nigéria moom dana jano ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ci poule C yaakaar naa Samba. donc Nigéria dana ci janoo tey waaye tamit Égypte itam gis nañ que ni moom tam dana daal di janoo ni ki ni tey ak ñii di waa Soudan di ñaari rencontre yi nga xamante ni ki tey moom lañ ci am mu ngi noonu Guinée Bissau ak Nigéria bu 19h jotee ak Égypte ak Soudan ñoom ñooy calendrier ba nga xamante ni moom lañ am tey bu weesoo loolu Samba ñu wax ci benn groupe boo xamante ni. Depuis bu tirage au sort bi génnee lañ ne c'est le groupe de la mort muy tey groupe ba nga xamante ni Côte d'Ivoire moom moo ko constitué Cap-Vert daal di ci bokk Algérie daal di ci bokk ak waa Sierra Leone. waaw groupe boobu gars yi mooy poule de la mort quoi. mais match bu rëy nga nar a gis suba parce que Algérie. impérativement dafa war a gagner. waaw parce que Algérie 1 point la amagum joué na 2 matchs premier match dañ ko dóor. deuxième match mu def match nul. deuxième match ñu dóor ko. premier match dafa match nul. waaw deuxième match ñu dóor ko. suba mu war a am Côte d'Ivoire deuxième match bi dafa match nul. mu nekk match boo xam ne non foofu ku fa def faux pas damay wax ne Algérie bi ñu ko dóoree non dina nekk lu garaaw. en tout cas c'est la grosse surprise. non parce que kenn foogeewu ko woon kenn foogeewu woon Algérie lii dana ko dal. mais nag nit ñi foogeewuñ ko mais commencement compétition bi commencé noonu wane boppam. compétition bi boo xoolee match yi ni mu commencé waroon na tax équipe yu bëri ñu bàyyi seen xel xam ne amul petite nation. équipe yëpp a ñëw engagement ren match boo mun di xool mais boo xoolee dem ay Malawi Sénégal musul nekk ay match. mais xoolal dem Malawi ni dañuy jouer sans complexe. sans complexe ba pare équipe yooyu dañuy respecter seen tactique. day xool équipe bi ndaw yi leen seen coach yi di jouer loolu la ñuy def bu ñu leen waxee bloc bas la ñuy jouer. da nga xool démbu Malawi 20 minutes yu mujjee mais bloc bas la ñuy jouer. discipline tactique lañ def. boobu résultat bale feeñ na ba pare. waaw di indi ay contre attaque di jëm a créer ay contre attaque. génneetuñ seen équipe bi mais dañuy taxaw di xaar Sénégalais bi ñu defee benn mauvaise passe ñu def benn jeu direct bu gaaw def contre attaque ba sax naroon nañ fa dem ba naan penalty am na wala amul. foofu nax nañ fa Sénégalais parce que dañoo aspiré équipe Sénégal bi Sénégal bu mu ngi ñëw seen ko pour bëgg a dugal ñu am benn tour bu ndaw rek def ko fa. par heureusement VAR bi ñëw na wane na foofu dara amu fa. mi ngi noonu en tout cas y a pas de petite nation comme ni ñu koy waxee rek donc yaakaar naa ni képp koo xamante ne jox nañ la favori naan yow yaay pays hôte wala yaay réew bu dakk football fii ci Afrique yaakaar naa ni Algérie daal dina koy wane ndax nag Algérie buñ fàtte moom mooy le tenant du titre maanaam raaya champion d'Afrique ci ay loxoom la nekk waaye nag jamono ji mu ngi ci ay guddi yu bët si dagul mu ngi ci nekk ci diggante dund ak dee ci groupe boobee sax jàppale ne ni ki suba Algérie dana laaleeg Côte d'Ivoire bu 16h jotee Sierra Leone ma nga xamante ni moom moo créé la surprise ndax nag daal dinay niil ak ñi nga xamante ne ñoom ñuy waa Algérie ñëwaat ñu yaakaar ne Côte d'Ivoire dana ñëw daal kawam mu ñëw niil ak Côte d'Ivoire donc tey ji Sierra Leone moom tamit di ñàkkante pour am dara ndax nag bu gagné mun na doon premier ci poule boobu muy fee boo xamante ni mu nekk surprise fee bu am solo la nekk lu bett ñëpp te bu ñu xoolee seen conditions yi ñëwee
parce que équipe yëpp ay avion la ñëwee mais ñoom bateau la ñëwee. bateau la ñëwee Cameroun. mu nekk affaire boo xam ne li ñu doon wax rek mooy engagement dafa am solo. football détermination la engagement. football équipe bu la gën a engagé non pour nga gagné ko du yomb. en tout cas xale yi war nañoo dégg li ngay wax. football engagement la loolee moo koy yóbbu nag engagement ak détermination ci li ngay def muy maanaam poule boo xamante ni en tout cas tembe kenn xamagul kan mooy jël P wala 2 wala sax 3e ak 4e yooyu noonu. en tout cas dana compliqué loolu du côté du groupe E ak Côte d'Ivoire Algérie Sierra Leone ak Guinée équatoriale beneen groupe bi nag day daal di composé la Gambie la Tunisie Mali ak Mauritanie jamono ji tembe poule boobu itam mu doon poule bu xaw a compliqué nag ndax na gis nañ ni ci Gambie moom moo daal di jiitu am 4 poñ Mali daal di tofu ci kawam ak 4 poñ Tunisie nga xamante ni moom moo nekk seen wet moom itam mu ngi jéem a xeccoo ndax nag am na lu toll ci 3 points muy groupe bu nga xamante ndax Mali moom Mauritanie la am mun nañ ne peut-être c'est un match qu'ils pourront négocier waaye nag Mauritanie buñ fàttee ndax amagul sax benn point donc ils vont jouer sans complexe autant pour moi mais nag luñ ci mënti jàpp en tout cas Gambie ak Tunisie tamit yaa match. non Gambie ak Tunisie match bu métti lay doon parce que nag Tunisie foog mu gagné. Tunisie foog mu gagné Gambie am na Gambie bu dóoree day ñëw premier. loolu tamit histoire la mooy parce que Gambie boo xoolee. ci seen première lañ ne première qualification ba pare ñu commencé di def loo xam ne du jaaxal nit ñi la. toujours lu ñu wax rek loolu foog ñu koy def si bopp booy yi di ko def si bopp joueurs yi éducateurs yi. wala ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na si football ñi yor école football yi. wala ñu yor centre formation yi foog ñuy def si bopp booy yi ne leen football engagement la. surtout football. li njëkk mooy engagement gëm-gëm boo ko amul sax jarul ngay def dara dafa am solo loolu foog ñu def ko si bopp booy dès comme bi ñuy nekk xale lu ñu koy def si bopp booy war na leen jour kat boo amul engagement amoo dara mais foog nga am engagement da nga xool léegi match yi ni muy demee léegi sax mais équipe bi si gën a engagé wu moom mooy ciy génn moom mooy jël rogadu bi mu mel ni que rek waxtu bi daal dina ñuy xooj na xam naa nag damay daal di waxtaan ak waa Régie parce que li nga xamante ne moom lañ ma jox ci waxtu nag foog ñu xoolaat niñ koy def donc Ilimane mu nekkoon li nga xamante ne moom mooy seen rubrique écho de la CAN Samba rapidement rek dernier mot. waaw dernier mot bi di wax dëgg di amaat mbégte si teew wala confiance bi ngeen ma jox. may ñëw di ànd ak yéen di waxtaan li nga xam ne moo xew ci CAN beeg affaire yi di nuyuwaat ñëpp ñoo xam ne yéen a ñuy bàyyi xel bu heure bi jotee auditeurs ak auditrices yu sunu kër yëpp. ñu ngi leen di béggee yi ñëpp vraiment di kontaan si yéen parce que ñun nag mënuñ leen fay. ñëpp xam nañ ne yéen a ñuy déglu man damay génn si mbedd bi sax ñu naan ma instant bi déglootuñ benn rajo bu dul yéen. yéen kese la ñuy déglu. macha allah waaw loolu mbégte la loolu tamit fierté waaw wax dëgg yàlla di encore une fois di nuyuwaat fi nga xam ne foofu laa jógee. parce que nag nit ki mënoo rëy ba gën a rëy fi nga juddoo. c'est clair ñu ngi nuyu waa Jaleen yëpp. di nuyu waa Xorom si suma équipe maa leen nuyu bu baax. di nuyu suma booy yi foofu yëpp. waa Jaleñ sa kanam yëpp maa leen di nuyu ñëpp di leen ziar di nuyu arrêt bi. arrêt Jakarta bi di nuyu waa famille seen yëpp maa leen nuyu ñoom mère Ramata ñaan ñëpp tamit maa leen nuyu tukulóor yi nekk suñ koñ bi bambara yi ñëpp maa ngi leen di bëgge bu baax parce que man nag koñ bi ñëpp mu bëgg quoi macha allah am na solo man itam naan laay daal di def rek di ko jaajëfal moom El Ibrahima Ka du côté de la régie naka noonu sama nga may ma maa ngi nuyu Jaara waaw soxna Jaara maa ngi koy nuyu Jaara seen maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax waaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax soxna Jaara ñu lay ziar di nuyu Badiane Badiane moom daf ñuy bàyyi xel chaque instant mu ñuy bàyyi xel di nuyu sama yaay yi nekk si kër gi yëpp maa leen nuyu ñu ñëpp ayca mu ngi noonu am na solo nag Elimane donc bu baaxee rek ñu daal di yéegal rek xanaa joxe dig daje rek ba beneen incha allah ci écho de la CAN